asalaamaaleykum yéen mbokk ñuy seetaan à travers votre chaîne BC Media di leen wax ni ñoo ngi tey ci seen émission droit dans les yeux ñu nar ci dalal benn jeune boo xamante ne mu ngi yëngu ci domaine yu bëri ci dëkk bi ak ailleurs muy monsieur Mamor Touré balaa dara ñu dem ko dalal bàyyi ko mu nuyu ak yéen ñu soog a xuus ci waxtaan bi monsieur Touré ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Diallo man sama tur Mor Gamou Touré la. Je suis un natif du village, fii laa juddoo fii laa màggee actuellement je suis un professeur au CM de Sénoba foofu lay jàngalee ci dëkk bi waa dëkk di yëngu ci lu bari lépp loo xam ne tey jii dafay yittal waa dëkk bi mu nekk ci développement rek bëgg nañ ci dugal suñu loxo ci anam bi mu gën a rafetee ci anam bi mu gën a sellee loolu mooy suñu kàddu néew. Ok monsieur Touré tey d'abord damay wax ak monsieur Touré l'enseignant. ñu gis ni tey le président Macky Sall jël na décision ne nañ delluwaat ci classe yi pour ñi nga xamante ne tey ñooy élèves yi def examen muy terminal ak troisième ak CM2 léegi yow ñu bëggoon la laaj ban jàngat wala ban gis-gis nga am ci décision boobu nga xam ne monsieur Macky Sall jël na ko. waaw avant tout d'abord li may wax ci loolu mooy que ne arrêté woon nañ cours yi à cause de cette pandémie bi nga xam ne. dafa wër àdduna bi muy Covid 19 bi di ñaan yàlla suñu borom ñi nga xam ne dal na leen yàlla wéral leen ñi nga xam ne aussi tamit mucc nañ ci ba jamonoy tey ji yàlla musal leen ci barke Seydina Mohamed di ko ñaanal ñëpp. bon président jëloon décision ñu arrêté woon cours yi depuis le 16 mars ñu joxewaat 2 fois ay délai ba récemment bi ñu joxee délai le 2 juin boobu tamit ñu reporté ko ba le 25 juin bi dañu commencé waat cours yi pour les classes d'examen. mu nekk loo xam ne bon am na d'une part avantage am na aussi ay inconvénients am na inconvénients parce que bi nga xam ne dañuy doon arrêté cours yi boobu noonu boobu Sénégal li nga xam ne mën nañ ko compter ci cas matul 20 donc bu ñu demee ba cas yi yegg plus de 1000 ou bien de 2000 ou 3000 ñu encore ubbiwaat école yi dina ma xaw a jaaxal mais ñun en tant que jàngalekat aussi. du ñu mën a def dara lu tënku ci li nga xam ne moom le président dogal ñu dem jàngale ji déjà on a commencé parce que comme ni ma la ko waxee je suis un professeur au CM Sénoba j'ai cours lundi mardi mercredi jeudi démb laa jël week-end pour retourner au bercail ñëw sama famille ñu ngi jàngale mu ak ay situation yu compliquées parce que nekk nañ ci benn milieu boo xam ne Sénégal nit ñi xamuñu di sori wante lu ñu xam mooy nit ñi di jege wante dañu xam parce que dañuy gis benn salle de classe boo xam ne dañuy gis 5 personnes wala 6 personnes yoo xam ne dañuy bokk yaay wala dañuy bokk papa ñooñu tey bu fekkee da ngaa bëgg ñu ñëw école de 9h à 15h du ñu jegewante loolu du yomb te ci même en ce moment là yaa ngi gis Sénégal ci yenn milieux yoo xam ne ñaa ngi dajaloo di def yenn mumbaay yenn xumbaay donc élèves yi duñ gis impact bi nga xam ne moom la pandémie bi am donc conséquences yooyu laa ci gis ba pare bon toog nañu 3 mois 15 jours jànguñu. ñun ñi nga xam ne commencé nañ def cours actuellement mënuñoo ñëw sax def une nouvelle leçon da ngay ñëw ay révision ngay def comme si que booy li ñu jàngoon dañ ko fàtte complètement donc loolu conséquence la benn avantage le président gis wala le gouvernement bi gis c'est parce que dañoo war a delluwaat ci école yi dañoo war a jàngi parce que examen dafa am mais je pense que année blanche la ñuy daw mais déjà je peux dire que ne bu ñuy daw année blanche tamit y a des têtes blanches parce que booy actuellement seen bopp yi dara nekkatu ci parce que 3 mois 15 jours ku ko toog jànguloo ci benn xale boo xam ne ay 15 ans am 16 ans nga dëkk ci kër goo xam ne tey jii nii amul ay jàngalekat wala amul étudiant ki leen war a mën a conscientiser ñun dañuy fàttali ñu jàngoon. amoon na benn moyen bi gars yi defoon di def ay leçons à travers la télévision mais tey demal Sénégal bi may jàngalee dëkk bi amul courant et panneau solaire la am te pour nga am panneau solaire bu mën a attan télé il te faut 250 000 voire plus léegi kooku noonu nga xam ne amul courant kooku naka la mën a doomam mën a toogee di seetaan télé dëkk bi li muy ngandi da ngay gis ne ñaari télé moo fay nekk wala ñetti télé donc dëkk boobu noonu tey bu fekkee booy dañu war a jàng ci télévision donc y a problème donc conséquences yaa ngi noonu avantage bi mooy booy dinañ def examen am na ñu bëgg a def examen mais inconvénient mooy dinañu former yenn booy yoo xam ne niveau bi dina des parce que liñ toog jànguñ ko moo war a ëpp temps bi ñu jox pour ñu rattraper loolu noonu loolu laa ciy gis vraiment. ok monsieur Niang tey
am na loo tuddee avantage man problème laa koy tuddee parce que nee nga avantage yi mooy élèves yi dañuy def examen mais élève bi nga xamante ne tey peut-être ni mu waroon a jàngeewu ko niveau bi mu waroon a am pour jàll ci examen boobu amu ko tey nga bàyyi ko mu def examen boobu jàll est-ce que tey diplôme boobu mën nañ ko considérer wala mën nañ ko jàpp comme ni fi amee woon 2012 bañ naan élèves yi ñi nga xamante ne dañoo jàlloon ci CM2 bi seen diplôme yi Gouana la. ñu ko tuddee ko est-ce que mënuñ ko jàppee comme cas bi tamit. waaw en résumé le système éducatif du Sénégal dafa am problème parce que problème bi bien avant sax Covid 19 bi nii di sonal Sénégal ba ñuy arrêté cours yi toog nañ fi 2 mois yoo xam ne dañoo grève 2 mois de grève plus 3 mois yoo xam ne defuñu cours muy 5 mois élèves yi mënut ci am niveau mënul nekk avantage li ma ci wax mooy que ne gouvernement bi nga xam ne dafay dogal tey jii dafay daw année blanche. moom loolu lay daw nit ki ne li ngay daw soo demee ba am gain de cause rek avantage laa ko mën a tuddee sa côté mais inconvénient la ci population bi que ñu xam ko ak ñàkk koo xam inconvénient laa ko mën a gisee. donc mën nañ jàpp ni peut-être le président day sacrifier ñi nga xamante ne ñooy élèves yi jàng parce que ñoom mën naa wax ni seen doom yi tey am na ñu koy wax li ñuy profité examen yëpp pour seen doom yi nga xamante ne tey peut-être am nañ. war nañ jàngi fi nga xamante ne mooy France ñeneen ci yeneen pays te ñooñu seen campus yi léegi ñu ibbi yàggatul est-ce que du loolu moo tax ñuy profité pour jéem a def examen coûte que coûte te xalaatuñ yan problème lay indil ñi nga xamante ne ñooy citoyen lambda yi seen doom yi nga xamante ne ñooñu ci école yi. ok Diallo man gisewuma ko aussi tamit dafay sacrifier population gisewuma ko noonu lu tax gisewuma ko noonu nit ku nekk dafa am manière bu muy gouverner. comprendre nga man mi nga xam ne citoyen lambda laa nii rek citoyen bu ndaw et puis nekk un enseignant sama gis-gis mën na wutee gis-gisu président xëy na peut-être moom ni mu gisee bu ñu demee ba situation bi jeex Sénégal mën na ci am victoire xëy na peut-être mën na am dëgg suñu kaw gis-gisu président la du ma jàppee sacrifice parce que du ma jàppee ne dafa sacrifier population bi parce que du ñu fal le président yan bi dafa diis quoi qu'on puisse dire yan bi dafa diis tey jii nit ñi am nañu parce que am na ñoo xam ne tey. donte ay élèves lañ ay parents d'élèves ànd nañ ci am na ñoo xam ne tamit ànduñ ci man après tout tamit jàngalekat la mais parents d'élèves la comprendre nga ànd ci ak ñàkk ci ànd l'essentiel mooy ànd que retourner waat nañ ci salle de classe yi te dinañ liggéey bi nuñ ko war a defee rien que pour satisfaire notre population ou bien satisfaire le gouvernement sénégalais. mais est-ce que tamit du problème comme ni gars yi di naan gouvernement bi fi nekk tey mauvaise gouvernance la ñuy doxalee parce que. am na problème yu bëri yoo xamante ne wala am na nu ñuy gouverner noo xamante ne à chaque fois dañuy dem ba ci biir mais dañuy gis ni du lu baax wala am na décision yu bëri yu ñuy jël yoo xamante ne après dañ ciy rëccu quoi dañ ciy rëccu est-ce que foogoon ni lii tamit peut-être dinañ dem ba examen yi jàll peut-être liñ ci séentu woon ñoom duñ ko ci am après est-ce que du doon benn problème bu rëy ci ñi nga xamante ne ñooy suñ futur cadre yooyu laa leen di tuddee parce que tey ku dem ba am ba war a dem université futur cadre nga donc est-ce que loolu tamit du nekk benn problème pour ñooñu nga xam ne ñooy suñ futur les jeunes. ok fi mbir mi toll nii ñu nañ tàllal suñu loxo ñaan yàlla lii mu jur jàmm en tant que un citoyen du pays loolu lay ñaan mu jur jàmm ñaan yàlla aussi tamit vraiment mu nekk li nga xam ne moo gën si ñun dogal bi am na ba pare ainsi ñu toll nii mënuñ def leen lu di wéyee ndigal. comme dañuy wéyee ndigal dañuy ñaan ndigal googu nga xam ne jox nañu ko ñu koy wéyee mu nekk li nga xam ne sax moo gën si ñun beneen bi aussi tamit bon li nga xam ne est-ce que booy yi mënuñ ci yàqule ëllëg ak yooyu noonu bon foofu li ma ci wax mooy leen mooy que ne jàng nekk na loo xam ne ainsi mu toll ni yomb na parce que tey jii boo xoolee internet bi lépp loo bëgg a jàng ko en tout cas ñun en tant que enseignant dinañu pré programme. mais ñëpp amuñ accès ci internet bi comme ni ngay waxee fi ngay jàngalee ñoom déjà amuñ courant. ok comme amuñu courant amuñu internet aussi ñun dinañ fexe ba dinañ pré programme dinañ fexe ba pré programme avec la manière aussi avec la manière parce que jàngalekat lañ dañoo former pour ñu jàngale. situation bi lu mu compliqué on fera de sorte que dinañ pré programme te leçon bu nekk li mu war a àndal dinañ fexe def ko pour élèves yi comprendre parce que loolu tamit suñu succès personnel lay nekk. jàngal élève examen jot mu ñëw réussir. loolu suñu ndam la te loolu même bu dee 3 jours la ñuy joxoon sax pour ñu war ko jàngale dinañ fexe incha allah ñu def ko vraiment. mais tey gisoon ni mën na indi problème tamit parce que ibbi woon nañ njëkkoon nañ ibbi école yi. ñu dégg ci ne am na ay enseignants yoo xamante ne feebar nañ. d'ailleurs
démb rek ñoo ngi dégg ni ci benn région ci réew mi fii am na école boo xamante ne am na élèves yu ñu fa testé positif est-ce que yaakaaroon ni tey affaire yi bu continuer nii peut-être dinañ dem ba école yi ñooy nekk centre fi nga xamante ne fa la feebar bi di soxeekoo dugg ci biir dëkk bi. ok tey ji école yi dong lañ mën a wax parce que mooy actualité bi mais je pense que ci internet bi boo xoolee am na benn décès bu amoon ñu demoon ci décès bi ñu bari feebar bi dana naa dal am na aussi tamit benn mariage bu amoon ñu fa demoon ñu bari feebar bi dana naa dal donc instrumental li jàngale moo gën a fës rek waaye ba léegi feebar baa ngi wëy di dugg ci biir dëkk bi di sonal nit ñi donc comme mënuñoo tere nit ñi tamit beneen problème dafa am parce que Sénégal mënoo bëgg lii ba pare bañ li mu àndal ndax ne bu ñu waxee ne jàng école nañ ko tëj parce que rassemblement la ñuy bañ nit ñi tey bu desee amee ñëppay dem mariage bu amee gars yi du ñu musique peut-être du ñu tëgg sabar mais ba léegi nit ñaa ngi dajaloo te nit ñaa ngi dajaloo te solo ñu masque donc ainsi ñu toll nii kon je peux dire même sax parfois dellu dem école tamit ça devient une obligation parce que nit ñi mënatuñu leen canaliser donc les ainsi ñu toll li may ñaan yàlla mooy yàlla musal ñu rek moo gis vraiment. mais tey kon gisoo ni mauvaise gouvernance bi ma lay wax mooy ñëwaat parce que tey nee nga ci mariage yi problème moo ngi am ci école yi affaire te ñu gis ni récemment le président Macky Sall bàyyi na mën naa ni lépp loo xamante ne mesure la woon yu mu jëloon ci réew mi bàyyi na lépp parce que tey ainsi mën naa ni ñëpp jotaan nañ seen liberté comme ni mu ko waxee ku nekk na delluwaat ca la nga nekkoon kon gisoo ni loolu tamit problème lay doon wala mauvaise gouvernance la tey mën nañ jàpp ni moom dafa daw ay responsabilités am est-ce que problème boobu tamit du amaat comme décision bi mu jël ci école foofu aussi dama jàpp ne président dafa déglu askan bi parce que askan bi lu ñu bëggoon dong ci leen président wuyu si. est-ce que loolu yoon la tamit. ok loolu yoon la wala du yoon aussi tamit parfois damay xaw a am difficulté pour prononcer ci mais wuyu na parce que tamit comme nit ñee ko fal. day baax parfois tamit mu sànni leen nopp déglu doomu aadama yi ndax économie dëkk bi daanu na. am nañu problème parce que tey boo xoolee tey garage Poste Carré toog na 3 mois yoo xam ne fonctionné wul Poste Carré fi nga dëkk nii benn milieu boo xam ne la commerce daf fi dox. dara doxatul. dëkk nga ak ay jigéen ñiy jaay man dëkk naa ay jigéen ñiy jaay dëkk naa ak ñoo xam ne tey ji commerce dong lañu yaakaar toog nañu 3 mois boo xam ne amul kenn ku ci mën a am 100 francs te ba léegi feebar baa ngi nekk ci dëkk bi donc aussi tamit dama ne foofu président bon ci côté sentiment dafa déglu dëkk bi rek déglu réew mi déglu askanam mu wuyu si leen ci luñ bëgg que dina am inconvénient wala du am inconvénient man damay ñaan yàlla mu am avantage franchement. ok ñu gis ni tamit ñu xaw a dugg ci côté politique bi ñu gis ni tamit yaa ngi sol benn casquette de politicien wala casquette politique ñu gis ni tamit yaa ngi yëngu ci politique rangé wu ci ginnaaw benn leader laa koy jàppee muy monsieur Niang tey ñu gis ni yaa ngi koy jàppale lan moo waral nga rangé wu ci côté ñu gis ni tamit comme say morom yi nga xamante ne yaa ngi ànd ak ñoom wala yéen a ngi liggéey ñoom ils sont de l'autre côté muy côté APR bi nga dem yow préféré rangé wu ci ginnaawam lan moo waral décision boobu. ok loolu dinaa sawar tuuti wax ci parce que sant yàlla ba bi nga ñëwee laajoo ma fu ma bokk da nga mi gis naa ne danga rangé wu ci gannaaw Ibrahima Niang te dama cee fas yéene continuer rangé wu ci gannaawam c'est un jeune de la localité. Je ne dirais même pas que jeune ou bien un acte de Poste Carré seulement c'est un jeune de la localité parce que lépp lu muy def rek moom localité bi moo ko ñor arrondissement bi yépp bon ma topp ci gannaawam nag parce que dafa am vision ma topp ci gannaawam parce que dafa am dignité ñi muy gis nit ñi di dundee ci politique léegi ak moom ni muy dundee ci politique bokkul nit ñi dañuy diggee loo xam ne dafa ne leer ne d'ici 20 ans mënuñu ko moom du la dig lu ma mënul moom day ànd ak yow liggéey ci anam bu set te sell donte dafay perte tamit moo ko gënal mu dig doomu aadama yi loo xam ne bu ëllëgee dafay d'accord ak ñoom durus donc lii moo tax ma ànd ak Ibrahima Niang te awma lenn loo xam ne soxla naa ko ci moom parce que koo xam Ibrahima Niang xam ne c'est un fonctionnaire de l'État moo ngi liggéey am na dooma tànk man it aussi tamit maa ngi liggéey comprendre nga awma lu may xaar ci moom moom it amul lu muy xaar ci man waaye am na lu dëkk bi di xaar si ñun loolu moo ñu boole li dëkk bi di xaar si ñun mooy ñi nga xam ne fii lañ juddoo màggee fi jàngee fi maanaam amee fi liggéey di liggéey ci dëkk bi yor fi suñuy famille naka la ñu war a mën a def ba suñu poos bu ñu ko génnewul jox waa dëkk bi ñu lekk maanaam ñu fexe indi loo xam ne waa dëkk bi dañ ci mën a jëriñu Ibou loolu la ko dugal ci politique. ok te su ma nee dëkk bi c'est pas parce que Poste Carré kese moo tax may wax mais je veux dire Sénégal yëpp
parce que dafa soog a commencé rek. mais fii rek taxu koo jóg. mais monsieur Touré ñu gis ni peut-être ñu bëri ñoo ngi naan bi mu ñëwee ba léegi ay final lañ ko nekk di tuddee. ci côté sport bi la gën a yëngu moom. d'ailleurs il travaille dans ce domaine. est-ce que yaakaar ngeen ni. moom ci vision bu mu am ci sport bi. yaakaar ngeen ni peut-être mën ngeen am nit ñi ci côté boobu parce que ci wut nit ngeen toll laay wax. est-ce que yaakaar ngeen ni seen objectif mën ngeen ko atteindre jaar ci sport bi. ok ku wax politique aussi wax jeunesse te tey yaakaar naa ne tey képp koo xamante yaa ngi yëngu ci mouvement nawetaan nga nekk joueur wala nga nekk supporter wala nga nekk wala je sais pas xam nga nu mu ko tuddee mais képp koo xam ne yaa ngi nekk ci dëkk bi di yëngu ci football rek ci kër nga jooyee ko te kër googu nga jooyee ko bàyyi nga fa ay mag ñoo xam ne tey tolloo nga foo xam ne yaa leen war a mën a conscientiser ci politique. Ibou foog ñu tuddee ko ay final parce que de lu ma la mën a wax mooy que ne moom il est le directeur technique de l'école football Jules François Bocandé. donc bu ñu ko tuddee ay final dina ci sawar mais Ibou du ay final kese lañ koy tuddee Ibou day dem ci ay daayira Ibou mu ngi yëngu ci yeneen yoo xam ne tey jii nii boo ne ma football kese man daf may xaw a jaaxal parce que amul benn daayira boo xam ne wala amul tey benn xew-xew bi am Poste Caraïbes du jaral Ibou mu jógee koo Dakar ñëw Poste Caraïbes avant que muy lancé wu ci politique sax dafa nekk benn nit ko xam ne moom social daf ko neex ci Covid 19 bii nga xam ne ni déjà moo dal askan bi. moo sonal nit ñi. lu mu métti tey ànd Suxali Sabax bi nga xam ne Ibou mooy leader bi. tey jii nii am na au moins li nga xam ne nit ñi fa nekk ñoo ko dajale xaaruñ dara ci Ibou parce que Ibou dañ ko jël def ko sunu leader. te keroog bu ñu demee ba gis ne Ibou mi ngi def sunu leader ni parewul pour gérer keneen mën na ko wuutu ci biir ànd Suxali Sabax boobu noonu. mais tey gis nañ ni tey peut-être yow ay daayira lañ koy tuddee ay final mais tey foogoon ni woon mu mettre dara en place ci dëkk bi wala mu bu même bu ko mënul mettre en place par moyen mais ay partenaires am yi nga xamante ne am nañ ko ñu mettre dara ci dëkk bi jeunesse bi di ci liggéey muy mën a avancer économie dëkk bi est-ce que yaakaaroon ni woon du loolu moo gën ñu koy tuddee ay final ak yeneen yoo xamante ni peut-être mën naa wax ni luy jeex la. ok xam nga àdduna compte boo gis ci benn la commencé Ibou dafa soog a commencé te bi mu commencé yàggul te amul benn doomu tànk boo xam ne fal na ko askanam jàppale ko ci dëgg la loolu dëgg dañuy toog rek dégg ñu ne Ibou moom lañ jox centre de formation bi Ibou dañuy dégg rek moom muy indi dooleem di ko def ci dëkk bi donc ñun tamit nañu xaar ba Ibou li nga xam ne mu ngi ciy woo wala li nga xam ne Ibou bëgg na ko keroog buñ ko ci jàppalee ba nga xam ne tey jii war naa mën a mettre sur place quelque chose dans notre village wala dans la localité te Ibou defu ko dañu xaar loolu mais ce qui est sûr et certain xam naa ne pare na moom te am na objectif pour def fi loo xam ne doomu aadama mosu ko fi def te pour jeunes yi liggéey ci la. mais tey est-ce que yaakaaroon ni li ngeen di naan bu demee ba nekk ko peut-être li ngeen di mbëbët pour mu dem ba nekk ko mu liggéey dëkk bi mais est-ce que yaakaaroon ni woon liggéey dëkk bi ins bi lay soog a door ba nit ñi am yaakaar ni buñ ko demoon ba dénk li nga xamante ni moom lay laaj dina mën a wéyal liggéey boobu. liggéey dëkk bi Ibou commencé na ko. parce que tey lépp loo xamante tey jii nii dëkk bi da koy jooy wala askan bi fii dañ koy jooy ci localité bi Ibou mi ngi teew bi ñu fi wootee réunion fii Médina Sabax di wax ci problème mu Lotula kayitu terrain beeg genre yooyu noonu ak li daloon waa Lotula waa Kër Laayeen ci seen problème mu hectares yooyu maîtrise wu ma domaine boobu noonu mais à chaque fois même bu ma fekkul tamit danaa dégg ñu ne Ibou ñëw na ànd ak askan bi li askan bi di jooy mu ànd seen ñoom xeex ko donc pour le moment loolu la mën a gum te mu ngi ci. ok dégg nañ la monsieur Niang mais tey yow yaa ngi ànd ak moom ñu gis ni peut-être yow lan moo la motiver lan moo la gën a motiver parce que ñu bëri peut-être ñoo ngi naan dinañ ranger wu ci ginnaaw nit par intérêt wala am lu leen pousser ñu ànd ak nit ki mais tey yow peut-être loo yaakaar la ci moom pour bu ëllëgee parce que ñu bëri loolu la au début dañu ñëw xeex ak yow ànd ak yow ci xeex bi pour peut-être jàpp nañ ni bis boo demee ba falu comme ni ñu koy defee dina am loo leen dinañ ci am part wala leneen est-ce que tey duñ jàpp ni peut-être monsieur Touré looloo tax mu rangé wu ci ginnaaw. su ma la déggee daal ba xam ndax damay xaar Ibou am ndooma tànk woo ma ci dara pour ma mën ci am dara. loolu mooy résumé bi. xaaruma ko ci lenn ndax mën na maa toog lu mat 1 mois wala 2 mois duñu déggante téléphone te ci moom laa far dafa am lu ma gis si moom rek muy un homme responsable
un homme plein de dignité loolu kese moo ma dugal ci moom kere bu ma demee ba gisatuma ci moom ci loolu rek mun naa delluwaat ginnaaw mais tant que maa ngi gis Ibou askan bi di ko tax a jóg maa ngi ci gannaaw Ibou man nit mënumaa détourné man damay dégg sax ñu naan politicien mais man mun naa xam ne sax yënguwuma ci politique comme ni ci nit ñi di yëngu parce que comme ni nga ko waxee parce que li ngeen tàmm di gis yéen mooy gis maire wala adjoint au maire am ñu xaritoog ñoom dem seen bureau loolu moo am ci localité bi quand même man yënguma ci loolu pour vous dire vrai mosu ñoo ànd ak Ibou fenn ba ñu retourné ma ñëw ma ne ko Ibou jox ma dara wala xaaruma ci moom lenn man maa ngi liggéey maa ngi suturoo mais tey gisoo ni bu dee jàppale dëkk bi mu avancé mu développé tey gisoo ni woon kon nga rangé wu peut-être ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoo fi nekk pour le moment di liggéey dëkk bi di jéem pour ñoo yore lenge yi di liggéey pour dëkk bi mën a avancé foogoo ni woon rangé wu foofu jàppale leen ñu jéem a jëmale dëkk bi kanam moo gënoon di xaar loo xamante ne yegg seegul tamit. mais Diallo ñu ngi ne ñoo yore lenge bi di liggéey dëkk bi lu ñu fi def. je te repose la question. lu ñu fi def. non man maa la posé. parce que gis nga nu mu ngandee. gis nga population bi di fi nekk nu mu ngandee. parce que am na courant mbedd lampe mbedd am na ko lamp ko mu ngi tàkk lampe mbedd ñu ngi tàkk parce que lan dafa politicien indi loo xamee lu am importance la nga ne ma lii la wax ma ko. bëgguma woon sori ci cadre politique mais boo ma ci dugalee rek am na fu ñu yegg dinaa ci wax. laaj naa la kan moo fi nekk politicien fii ci gox bi tey jii am ndomba tànk parce que ñi fi nekk politicien te ñu jox leen ndomba tànk la ñu war a indexé. parce que dañ askan bi leen wóolu ñu ñëw def seen ay promesse kon lu ñu amul lenn loo xam ne promettre nañ ko def ko du ma la laaj ban politicien fii tey jii nii yor fi ndomba tànk tey fii nii def fi dara pour le moment kan la xam nga gisoo ko kon ko amul dara ci ndomba tànk li am as néew mu di ko indi ci dëkk bi. kooku am naa sañ-sañ am ci moom yaakaar. mais peut-être yow gisoo ko mais am na ñu ko gis. waaw ñu ko gis seen bopp moo leen fi nekkal xam nga tey gis nga ni mu la ko mën a waxee. àdduna dafa am loo xam ne dafa am intérêt personnel ak intérêt collectif tey ñu bëri dañoo dugg ci politique pour intérêt personnel isaa mi dégg bu baax mais du ñu dem parce que fii li ma fi gis ci jeunes yu bëri nekk ci politique làqatu ci gannaaw maire man mënuma sikk maire parce que xamuma ko mais ñi làqatu ci gannaaw maire dëkk bi fii nii fii laaj naa la lan lañ fi indi amul luñ fi indi seen bopp kese moo leen ñor. te gis nga tey lépp lu fukki nit bokk kenn nit ëpp sañ-sañ jël ko di ko lekk tôt ou tard dina ko regretter. te loolu mais ñooñu. man ñooñu laa bëgg a xam. parce que sànq ba léegi yaa ngi naan ñu rangé wu ci. parce que ñun xamuñ peut-être yow mi dem ba wax loolu xam nga ñan ñoo rangé wu. ni nga def ba xam ne man dama rangé wu ci gannaaw Ibou man Ibou rangé wu ma ci gannaaw damaa ànd ak moom di dox dañuy ànd di liggéey parce que bëgg naa Ibou fu mu def 5000 francs ma def fa sama 5000 francs pour dëkk bi avancer mais yàlla bu ma ànd ak politicien mu yëkkati 100000 francs jox ma. may fexe 50 000 lu ma ci lekk wala 25 000 francs yu ma ci lekk man doxuma ci loolu. léegi ñan ñooy dox ci loolu nga bëgg a wax. ni nga def ba xam ne man dama rangé wu ci gannaaw Ibou Ngoné defal noonu ba xam ne ñi nekk ci gannaaw en tout cas li ma la wax ne ñu nekk ci dëkk bi. da nga leen di interroger ñu nekk ci gannaaw parti au pouvoir yow xam nga leen ñooñu amul lenn loo xam ne indi nañ ko ci dëkk bi amut du tus nag. neel gisoo ko. amul xam nga tax tout récemment indi nañ fii mooy ceeb bi ñuy séddaleeg fii noonu. laajo gooma ci mais dinaa ci wax xam naa ci nga ma bëgg a poussé dégg loolu dégg ñi ko yelloot ma jëluñu ko gis nga man ceeb boobu yelloo ma ko moo taxit boo xamee couleur bi wëral sama kër doo fi gis xott saako bu mel noonu ndax bi ñu ko jotee ba léegi waragul jeex doo ci gis saako bu mel noonu xam nga tax ñi ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne seen loxo dafa jotul seen gannaaw certes mën naa ne sax peut-être munu bari mais tey jii bu fekkee yàlla da laa suturaal ngay fayeeku salaire chaque fin du mois ñun Covid 19 bi lu mu métti lu économie dëkk bi taxaw weer bi dee ñu ngi fay fonctionnaire yi dëgg loolu dëgg ñun ñuy fay donc tey ji bu fekkee ne ay bourse familiale boobu noonu xam nañ ko tuddee tey ñooñu lañ te ñooñu ñu koy fayeeku en général boo xoolee tey ji yow ñoo la ëpp xaalis ñoom ëpp xaalis donc nekkatu bourse familiale ni ñu ko tuddee xam nga bourse au pouvoir xam na laa ko mën a tuddee mais en tout cas ñi ciy gis ñu ci am ñu bari parti au pouvoir la ñuy rangé wu wala soit que am nañ fa cër te tey ceeb boobu noonu tey bu koy état bi di génne pour ñu amul doole la woon da ngay toog ci kaw yoon bi nga gis charrette yu romb la nga gis benn kër juróom benn saako ceeb dugg ak yi mu àndal ay macro nga xam ne c'est pas yi mu àndal nga gis si côté bi benn kër goo xam ne borom kër gi bu joxee tey dépense suba day am problème pour mu joxe dépense te amul bourse familiale bi nga gis ni gars yi séddale ko
tey jii nii ñi ko gën a yelloo ci biir dëkk bi amuñu ko ñi ko am dañ koy dem récupérer ko ci poste bi retourné waat dem fay ko ci salaire donc est-ce que ñooñu mérité nañ ko dañoo xam ne dëgg rek bu dee bourse familiale nga ko tuddee pour ñëw ni doole yi man loolu soxla ma ko te tey jii li may wax ne peut-être que ñu bëri dinañ ko dégg parce que dafay wër. mais tey comme ni nga waxee day mel ni peut-être yaa ngi bëgg a duut baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo gérer loolu muy mairie bi sous-préfet borom dëkk parce que ñoom la concerné ñoom ñëpp donc dafa mel ni kon ni ñuy doxalee wala ni nga xamante ne noonu la ñuy gérer commune bi laay wax ak dëkk bi donc dafa mel ni àndul ak transparence. gars yi liste leen yor rek doon bindu instant bi dégg bu baax te gis nga lu ñëpp bokk bu ñu ci génnee bul xeebu sa bopp santal yàlla lu ñëpp bokk bu ñu ci tànnee ñaari ñetti nit rek woo leen ci jox leen ko ñooñu dañoo war a tiit dégg naa benn nit mu yor muy demandé ay kii ni ay photocopie carte nationale d'identité laaj na sama bos man joxuma ko pourquoi parce que bëgguma parce que xam naa ne su ma amee ngir sama làmmiñ bu rëy am na ñoo xam ne mënuñoo wax te duñ am xam nga lu ma ñor mën naa fexe ba dëkk bi nekk si jàmm mën naa fexe ba jeunesse post-Carib lépp lu ñu bëgg ñu am ko man noonu lay politique xaaral mu ci politique dara man daal maa ngi ci gannaaw Ibou benn mais tey taxawal tey d'abord gis nga problème yooyu yëpp dund nga ko gis nga ko tey nga ni yaa ngi ci côté Ibou foogoon ni woon yéen ñi nga xamante ne je vous considère comme des leaders ñi nga xamante ne yéenay leaderu dëkk bi est-ce que du yéenoon a waroon a kaas loolu xamal askan wi carrément luy réalité bi ñu mën a xam ba ñu mën a teg lépp dans les rails. dëkk bi am na ñoo xam ne boo leen taalalee micro duñu wax de dañ lay daw de dëgg loolu dëgg am na ñoo xam ne boo leen invité duñ la mës a accepter parce que li ñu di posé duñ la ko leeral te du man maa la koy leeral parce que peut-être maîtrise ma ko mais li wér te wóor li nga xam ne maa ngi koy mën lancé ci benn message terrain post-Carib bi ñaata année mu ngi fi yàgg na wala yàggul. Est-ce que terrain bi am na kayit. pas encore. je te dis oui aujourd'hui parce que démb jot nañ kayit bi ñun loolu moo ñu tax a jóg di xeex di indi ci dëkk bi te kenn du yëg indi leen kayit bi te moomoo ko keneen moomu ko waa dëkk bee ko moom te fee ne dafa placé de mais fexe nañ ba jot si nu ñu fexee ba jot si xeexal ñu ko may soo bëggee mën naa laa wan photo bi léegi sama portable ka jot nañ ci te démb lañ ci jot na barki démb lañ ci jot. te du ñu ko may yéen ñam. voilà jeunesse de Carib laa ko mën a waxee mais du ñëpp parce que yëgoo ko woon. évidemment ñi nga àndal yëguñu ko woon. nu ma def ba xam ko maa ngi ci remercier de passage Nderi Mbaye Paul Ndour ak Kifa Ñaaw aussi parce que bi ñu soxlaa kayit bi. moom au moins bindoon na benn demande pour foofu noonu ñu attribuer ñu terrain boobu noonu ñu def 3 maire génn dem Pakala FM ne la jeunesse de post-Carib jubawuñu ñii dañu terrain bëgg nañu site bi ñii ne bëgguñu site bi te man gëm naa ne amul kenn koo xam ne waa post-Carib ñoo lay yebel nga dem ne bëgguloo site boobu noonu ñu def pétition parce que bëgguñu woon ko tontu ci rajo. ñu def pétition parce que pétition am na doole bi ñu defee pétition bi gars yi demee daf ko bañoon jël finalement jël na ko yàggul dara mu wootee ko ay conseillers ñëw toog ñu attribué ñu terrain en tout cas def délibération bi léegi terrain bi jot nañ papier baa ngi nii boo bëggee ma wan la ko. mais tey yaakaaroo ni tamit jot terrain bi mën naa ni dañ ko jot ci bim bi nga xamante ne peut-être mën naa ni bëy wenn mbuus ba pare parce que gis nañ ni terrain bi tey li fa des ci espace lu ndaw la d'ailleurs am na ñoo xamante ne commencé woon nañ sax tabax ci li nga xamante ne moo bokk. ci li nga xamante ne tey moo nekk terrain bi fees na tabax nañ presque ba ci biir terrain bi est-ce que yaakaaroon ni tamit da ngeen a yéex a jóg pour loolu. yéexuñoo jóg dañu ko yéex a jox te mënuñoo forcer gars yi mais nag liñ fu ñu waroon jaar nañ fa beneen bi aussi mooy benn affaire mooy que ne terrain bi amul benn terrain bu ko ëpp fii du stade Ngayène du stade du stade post-Carib du Médina Sabakh ëpp ñu ko de ndax bien avant que ñuy nangu jël site boobu noonu dañu ko mesurer ba mu mat ay hectares la dañu ko mesurer ba mu mat xam nga lu ma bëgg mooy que ne jeunesse
nañu dajaloo ñu góorgóorlu amul kii fii la dëkk amul kii nii la sant dëkk bi ñoo ko bokk parce que tey yow boo santee Diallo ma sant Touré keneen sant Guèye fii kenn mënu fee génn kenn ku nekk tey dafa am loo fi moom te bu ñu ko doon séddoo tey kenn ku ne dina am part comme ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo te bëgg-bëgg yi ñu ne benn la pourquoi mënuñoo bokk dox li ñuy dox benn yoon man de daal xam benn affaire bokk naa ci mouvement yu bari bokk naa ci mouvement pour le développement de Caraïbes yi mooy MDK xam lu ko yàq toog ci réunion boo toogee ci réunion joxe sa gëm-gëm ak sa bëgg-bëgg ak sa volonté boo génnee yàq saa bi dégg baax te mouvement boobu noonu li ko taxoon jóg mooy lépp loo xam ne injustice la te daal ci poste Caraïbes fii nii ñun jeunesse bi ñu xeex ko mais jeunesse bi ko yàqaat parce que ñenn ci biir jeunesse bi mën naa wax ne xam nan laa leen mën a wooye dañuy dugg jël information yóbbu ko ci nga xam ne ñooñu leen war a jooytu suñu problème ñooñu bi ñoo ñëw sax pour wax leen ne lii mooy suñu problème fekk ñoom xam nañ mbir mi te loolu poste la xewee. mais donc est-ce que yaakaaroon ni tamit kon problème bi comme ni nga ko waxee yéen jeunesse bi la peut-être comme ni ko gars yi di waxee tout le temps xol yi ñoo boolowul. boolewuñ xol yi ànduñ. wala tey comme ni nga ko waxee. yaa de am na ay féeg. ci biir ñi nga xamante ne mooy loo boobu di jeunes yi comme ni nga ko waxee ngeen waxtaanee li ngeen di waxtaanee ñu dem jottali ko feneen foo xamante ne peut-être. ci côté opposant li ma la mën a wax mooy benn affaire MDK mooy mouvement bi gënoon ngand ci poste Caraïbes jeune poste ñoo ko moom jeune poste ñoo ko tas. ndax bu ñu demee ba xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi di génne seen ay 300 000 400 000 500 000 pare pour investir pour jox ñu xaalis boobu ñu liggéey. récépissé bi nga xam ne moom la MDK amoon dëkk bi ci boom jeune ci boom jël récépissé boobu denc ko bañ dem ci gendarmerie donc y a un problème. donc yow boo nee jeunes yi ngay généraliser noonu parce que da nga généraliser te mën naa wax ni peut-être yéen ñi nga xamante ne bokk ngeen ci mouvement bi tey xam ngeen ñi nga xamante ne ñooy ñooñu maanaam ñooy ñuul ci soow mi. tey gis nga message bi may sànni nii tey ñëpp di ko dégg. am na ñoo xam ne tey boo leen ne maam moo la ñu invité avant lii di génn buñ tëddee duñ nelaw parce que yaakaar nañ dinaa tudd seen tur non du ma tudd turu kenn mais dinaa lancer benn appel. képp ko xamee wax ma ci wàllu mag ñi man mag ñi maîtriser wu ma leen franchement. mais ci wàllu xale yi. ñi nga xam ne am na ay xaalis yu ndaw yoo xam ne xaalisu jeunesse bi la woon. ñu jël ko téye ko. nañu fexe génne ko bu ñu ko génnewul bis bu réunion amee bis bu ñu toogee ñoom dinañ ko génne. mais kañ la réunion di am parce que gis nañ ni tey depuis bi mouvement bi tasee mën na xam ni. defaatu leen benn ndaje comme daa mel ni y a des complices. xaalis bi ma lay wax nii. du mouvement bi rek moo ko moom. mais xaalis bi ma lay wax nii penc mi am na ci wàll mooy ASC penc mi doon def benn sabab am na benn subvention boo xam ne xaalis boobu noonu ñun soxla nañ ko. te ki ko d'ailleurs on peut dire que penc mi amatul kon donc xaalis boobu du mën a génn. penc mi turu penc mi récépissé penc mi mu ngi fi. del benn ñaareel bi teg si aussi. parce que am na zone boo nga xam ne am na président muy Abdoulaye Diawara xaalis boobu noonu bu ñu ko joxee président Diawara rek jeunesse dëkk bépp jot nañ ci ñu yor xaalis boobu noonu dañ ko joxe Diawara parce que bi ñu ko joxul Diawara bis bu réunion amee ba ma war a tudd xaalis boobu noonu dinaa tudd tur tey na occasion la juste pour ñu am benn carton jaune. ok mais ñun buñ sañoon parce que am na ñoo xamante ne man. ñu bëri waxtaan ak ñoom ci ñoom am na tur yoo xamante ne limal nañ ma ci ñooñu ngay bëgg a wax te leer na ma ni yow it xam nga ko donc pourquoi pas parce que dëgg neexul. bu dee dëgg rek la. su réunion amee. mais su réunion amee boo bëggee mën naa invité waa BC Media ñu ñëw fekkee réunion bi man ci kanam lay toog mais bëri na ñoo xam ne dinañ daw bu dëgg rek neexee yàlla. bi mën na maa invité BC Media mais am na ñoo xam ne duñu ko nangu xam nga gis nga alalu askan bi. nañ ko bàyyi askan bi te gis nga ay 100 000 francs 200 000 50 000 francs mu nekk alalu mbooloo boo koy lekk dafay mel ni yow mi lekk 50 francs dafay gaaw parce que ni nit ñi def ba am ko. noonoo metti mais tey gisoo ni tamit depuis bu mouvement bi tasee ba léegi. waxaatu leen ci defagu leen dara. pourquoi pas gaaw. mouvement bi MDK tasul. non tas na pour le moment parce que amu leen benn activité boo xamante ne yéen a ngi koy def wala yéen a ngi liggéey. non tasul parce que déjà am na lu ñu bokk mouvement bi am na benn compte bancaire am na xaalis bu fa nekk
am na ñu naan lekk nañ xaalis bi. waaw ok am na ñu naan lekk nañ xaalis bi comme nag ña ngi jox la xaalis bi ñun xam nañ seen tur yi te bés bu ñu leen bëgg a laaj suñu xaalis dinañ leen ko laaj nañ xaar ba jour boobu noonu man mënuma jàpp ne ñooñu lekk nañ xaalis bi mooy bu dee MDK moom mënuma jàpp ne compte bancaire bi ñu nekk xam ne seen tur fa la nekk mënuma jàpp ne lekk nañ xaalis bi parce que bés bu ñu leen ko laajee joxuñu ko mën nañu leen accuser. mais est-ce que jàppoo ni loolu tamit du problème parce que gis nañ ni ci dëkk bi bépp mouvement bu fi am wala ASC ok xaalis a koy tas te presque ASC yu bëri wala mouvement yu bëri à chaque fois buñ ne lekk nañ xaalis rek dañ ciy gis presque même tête yi ñoo xamante ne peut-être mën naa jàpp ni loolu rek lañ fi nekkee comme mouvement bu am wala ASC bu am ñu dem dugal ci seen loxo lekk xaalis bi loolu tas ba dara benn mouvement wala ASC bu baax du mën a am ci dëkk bi donc gisoo ni loolu tamit xam nga déjà ñi ngeen invité yëpp seetaanu guma émission yëpp mais lu wér te wóor doo ci dugg ci kër nga tàllal nit micro mu ne Mame Mor lekk na xaalis bi déedéet te yooyu ñu la wax bañ la ko wax nga fekkewu ma ko te ñeme naa dóor sama loxo ci kaamil duñ ci cité sama tur xamul tax mosuma gérer wàllu xaalis yàlla dimbale na ma mos naa jox ay xale jigéen ñuy jaay carte membre bu MDK toll ci 57000 bi ma koy versé ci kanam askan mi laa ko versé man sax jaayuma dama jaayloo ay nit ñu versé 57000 ci kanam ay nit laa versé xaalis boobu nag seey na 57000 yooyu seey na. mais lu ko seeyal. ci loxo nit la jaar comme li nga xam ne am na fi de ñu jël xaalis mbooloo askan bi di ko lekk am na fi. mais tey dama ne seen bopp la ñu yàkkal xam nga seen bopp la ñu yàkkal ndax ñooñu tanewuñu kenn. te alalu mbooloo yi ngi dégg xam nga beneen dëkk de mais parce que képp koo fi dégg ne mi ngi lekk alalu mbooloo dëkk bi dama yaakaar ne borom dëkk bi dafa am ñaan ndax ñaan googu noonu moo tax lu fi nit lekk tey yàlla dina la weer wala bu la yàlla weerul aussi yow doo gën a avancer kenn de passage mais sant aussi l'autre là borom dëkk ak Modou Touré ñi nga xam ne Covid 19 bi mu laale askan bi jël nañu seen ay saako ceeb yu bari yóbbu ko. mais est-ce que mën nga leen sànni ni tamit askan wi mere nañ leen trop ñooñu nga xamante ne mooy borom dëkk Modou Gueye parce que problème mu ceeb bi moom ba léegi mooy fi parce que am na ñu bëri tey. ñoo xamante ne xam nga kii maye bu sañoon. ñëpp am parce que àll ba mu koy liggéey kenn fekkeewul en tout cas man séddale naa fi 75 sacs ceeb ak 75 bidons d'huile yu 5 litres. boo xam ne Modou Touré moo ko may Modou Touré Modou Diall moo ko may. chauffeuru garage bi nga xam ne ñoo nekk sax du mën a chauffeur mais ñi nga xam ne dañuy daw di gaare seen oto fii ci garage bi dëkk Poste Crib ak yeneen dëkk yu ko wër 75 sacs yoo xam ne jour bi ñu koy séddale man maa ngi toog te bi ma toogee ñi doon enregistré ci laa bokk mu def benn acte bu rafet boo xam ne vraiment mun naa ne yàlla na ko yàlla fay. ñu koy saluer de passage parce que moom it moo ngi def lu am solo ci dëkk bi tey sànq tudd nga Ablaye Diawara ñu gis ni mooy président zone bi nga xamante ne mooy zone Kër Ayib ñu gis ni ba tey ñu bëri dañ naan peut-être il n'a pas les compétences pour gérer zone bi parce que depuis bi mu fi nekkee ba tey mënaguñ fi am benn nawetaan boo xamante ne bu baax la ci problème mu licence yi coupe bu am xaalis parce que ñu bëri dañ naan peut-être coupe bu zone moom dafa war a am xaalis yaa ma gën a xam loolu mais ba tey mënaguñ organiser fii benn nawetaan boo xamante ne baax na. quel est le problème c'est parce que ñun ci commune bi lañ bokk. te bu nawetaan amee commune bi du ñu jox dara maire du ñu jox dara donc nawetaan mënul am. mais yéen du ngeen toog maire indi leen parce que loolu yéen a ko war a xeex ba nga xamante ne di ngeen jot li nga yéen a ko moom. ok ci ma def benn entre parenthèse bu dee ci compétence su laay ngay wax jeunesse ñoo ko fal te mu imposé wu nit ñi par force pour toog fi bu fekkee ne doyatul jeunesse bi nañ ko folli. non man maa ngi liggéey ak moom ñu bëri loolu la ñuy xaar mais peut-être ils n'ont pas encore. mais en tout cas li ma mën a wax mooy lenn même bu fekkee ne laay des na am compétence yi bëgg na mais association yi ngi nekk ci dëkk bi mooy te war a compétir nawetaan dañoo xamagul lan mooy nawetaan ba léegi parce que dañoo bëgg a fubal ci cadre formel te cadre formel boo ciy fubal il faut nga maîtriser texte yi wala aussi nga jege ñu maîtriser texte yi te ñoom ba léegi dañuy ñëw terrain te maîtriser wuñu texte yi. te jege wu ñu maîtriser texte yi man mii di wax ak yow maîtriser wu ma texte yi mais ñoo ngi ciy di jàng ñoom tey boo leen tënkee ci texte ñu ne dañ may xeex kon donc ASC yi dañ leen di forcer sax pour ñu fubal ci licence mais da ngay dem ba pare jox leen délai 20 jours wala 25 jours amul benn ASC buy ñëw indil la
xanaa Guy gi ak Daaru Salaam ñoo ci xaw a tane ñoom ñoo fi indi licence yoo xam ne mu tane na mais bu dul Guy gi ak Daaru Salaam kon ñoom jàppale wu ñu laay. mais loolu est-ce que du yéen a war a sensibiliser ASC yi dem ci ñoom. waxtaan ak ñoom pour jéem a régler. def nañu tey ren 2 réunions. première réunion bi dañ ne première coupe bi comme ASC yi pareeguñu. nañ leen bàyyi ñu football liste. mais deuxième coupe bi ñoom ñëpp ñoo nangu woon na ci licence la ñuy football joxe woon délai mais délai bi mu jotee ASC yi réunion bi sax dañu doon woo téléphone benn ñoo doon ñëw koo wax mu ne sama licence pareewul te ñoo ñaanoon délai boobu noonu. mais est-ce que xam nga ne ñu bëri ñoo ngi naan moom peut-être ASCM la fi nekkal. parce que gis nañ ni nawetaan yi passé mooy deuxième coupe bi peut-être mooy président zone nes match bu nekk war na ko fi fekk mais ñu bëri dañoo seetlu ni peut-être ASCM bu fubalee rek lañ koy gis terrain. li ma la wax dafa leer gars yi ko fal du ASCM kese ñoo ko fal de. ASCM ñoo ko fal président bu yaakaar mais dëkk bi ñoo ko fal président zone du ko gars yi folli bu dee ñu amee nañ ko folli man mi damay liggéey ak moom bu ñu ko follee dañ ma folli waale bu ma leen taw loolu kese la c'est que mbir mi dafa yomb on a une jeunesse passive et naïve loolu kese la jeunesse de Caraïbes est passive et naïve y a une grande naïveté dans la localité fal nga nit ki liggéeyut mais jarul xiiroo jarul ngaayo bis bu nit ñi taxawee pour folli ko bu ko falaat loolu kese la. ok defe naa jeunesse bi dégg nañ la ñi ñuy seetaan tamit dégg nañ la ñu nekk ci suñ fin wu émission duñ def dara d'abord di la sant di la gërëm tamit ci dalal bi ñu dalal tey fii sa kër ñu bàyyi la nga tàggatoog askan wi ak lancer leen benn message peut-être muy conseil wala daal. waaw maa ngi sant yàlla bu baax et puis tamit di leen sant di ñaan yàlla émission yi ngeen def nii yàlla gën a neex gën a yaatu. parce que dina permettre aussi tamit nit ñi li nga xam ne moo nekk seen xol te mënuñu ko wax ñu wax ko parce que ngay dégg ñoo xam ne dañuy prôné benn affaire am na ñu naan toujours dañuy bëgg seen kàddu doomu aadama yi di ko dégg. man nag bon maa gën a xeeblu ci dëkk bi donc tey bu yàlla defee ngeen tànn ma invité ma di ma poser ay questions war naa ci mën a leeral lu ci jub rek ñu xam ne mbiru yàlla lu ci dëng tamit ñu xam ne sama mbir la mbiru doomu aadama la mais maa ngi ñaan jeunesse Poste Caraïbes ñu yeewu. xam ne yeewu jot na jeunesse localité bi ñu xam ne du kii Poste la dëkk wala kii Médina Sabakh la dëkk wala kii Sangam la dëkk wala kii Passy la dëkk nañ xool nit ku yelloon ndomba tànk ñu fal ko ku yellowul ndomba tànk bu ñu ko fal. ok merci beaucoup ku yelloo ndomba tànk nañ ko fal ku yelloowul ndomba tànk buñ ko fal looloo nekkoon lim leen di yeggee comme conseil di leen wax ni yéen a ngi woon ci seen biir émission droit dans les yeux àndoon ceeg votre ami et frère Abdoulaye Diallo El Phénoméno di leen jox dig daje beneen yoon ci suñ beneen numéro incha allah bye bye.